asalaamaaleykum wa rahmatullah sa mbokk sénégalais maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax ñëwaat fi dafa vidéo bu gàtt rek ci li xew suñu réew di Sénégal ñëwaat wax ci affaire Aliou Sall bi ak Petro-Tim bi dafa ci sama xalaat bu gàtt rek ci Aliou Sall démissionné na yëg nañ ko jóge ne fa mu nekkoon di caisse de dépôt et de consignation ko fay wuutu bokk ma ki nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Ba ci li ma jotoo lire ci information yi maam njàngal mu doogu mu ci def bi ma ci njëkk a def mooy bi muy démissionné dafa def discours jël loxoom teg ko ci kaamil alxuraan mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri gis nañu réaction yi nga xam ne def na ko ci réseaux sociaux yi ñu bëri wax ci mu nekk loo xam ne dafa ma yéem trop ndax su ma juumul nekkoon ci république islamique on est dans une république laïque ñi déglu Aliou Sall ñëpp du ñuy jullit am na ci ay chrétiens am na ci ñoo xam ne sax gëmuñu yàlla gëmuñu dara tey Sénégal yi di liggéey di fay seen impôt Aliou Sall li mu war a xam mooy fi ko Sénégal yi di xaarit bi mu tekki loxoom ci ay kaamil alxuraan wala ci leneen ñun li ñuy xaar ci moom mooy dëgg gi na wax dëgg rek bis bu waxee dëgg rek Sénégalais yi fekk ko ci lam ne waaye teg ca sa loxo ci kaamil alxuraan rek wala ci benn téere wala ci téere koy yëpp suñu yoon newu ci gënt gëm kenn gënt jege yàlla kenn li ñuy xaar ci moom mooy na leeral mbir mi wax ñu ndax li ñu koy jiiñ dëgg wala du dëgg ndax li ñu koy tuumaal dëgg wala du dëgg bu ko defee rek Sénégal yi jubóo moom on n'est pas dans une république islamique on est dans une république laïque na bàyyi yi muy def te xam ne dëgg Sénégalais yi koy déglu xaaruñ ko foofu fañ koy xaar mooy mu wax dëgg loolu mooy li may njëkk wax ñaareel bi mooy bi mbir mi commencé ba tey li ma ci gën a metti mooy defuñu benn perquisition mooy lan mooy tey waroon nañu mën a dem ci kër Aliou Sall waa justice de waa police ci kër Aliou Sall ak ci bureau Aliou Sall yi nekk Dakar yépp dem tijji ko xool bépp document boo xam te ni war nañ ko mën a saytu jàngat ko ba xam ndax document bi mën nañoo permettre ñu xam dëgg wala déet donc kenn defu ko ba tey Aliou Sall kenn demul këram kenn demul bureau perquisitionné ko te démocratie yépp dañuy fonctionner ci perquisition ma jox la exemple bu gàtt rek ndaxte di ciy baax des fois ngay comparer pour xool ni ñun suñu justice ba tey day nelaw Donald Trump dañ ko accusé ne ko élection yi mu gagné en 2016 dañ ne ko Russie moo tax nga gagné mu di déedéet man maa gagné gars yi ne ko déedéet Russie moo tax nga gagné ñu ubbi enquête bi ñaata fan la durée 675 jours ñaata nit ñoo dem ci devant le juge 2800 personnes ñaata nit ñoom ñoo témoigné wax li ñu xalaat ci mbir mi 500 personnes ñaata mandat d'arrêt lañ lancé ñoo xam ne ñeen fekk seen kër jël leen yóbbu leen pour ñu wax 500 personnes ñaata la enquête bi coûté américain ci ñaari at yooyu 25 millions de dollars justice dafa am liggéey bu mu war a def ci yu mel nii bu xewee dafa garaaw trop lu mel ni Petro-Tim ñuy wax ay 10 milliards ñuy wax ay 250 000 dollars di wax ay 25 000 dollars yoo xam ne doo ko doon recevoir par mois problème bu toll nii am benn perquisition man dégguma ko dëgg man jaaxle naa ci justice Sénégal mu nekk loo xam ne ba tey def ma sax yéem fii ci France kii di Mélenchon def nañ perquisition ci këram ñu ko jiiñee ne ko dafa am ay compte ci compte campagne dafa am ci ay dépenses yi mu def yoo xam te ni leerul woon ñu ngi ko doon jiiñ ñaata 434 939 euros ci loolu rek gars yi dañoo dem ci këram fekk ko fa fajar muy ndekki ñu tijji kër gi dugg ci biir lépp loo xam te ni armoire la commode baag lépp lu ñu fekk ci ay document dañu ko jël yóbbu ko police pour saytu xam ndax am na lu mu doon nëbbu waa wala déet justice dafa am obligation dafa am lu mu war a def war taxaar ñu koy wax li ma taxaw tey di wax waruma ko woon wax justice waroon na ko def depuis très longtemps te yaakaar naa ne defuñ ko beneen problème bi mooy lan mooy affaire El Hadj Kassé bi dégg nañ li mu wax ci interview bi mu def fii ci France ci TV5 mu nekk loo xam wax dëgg yàlla doy na waar trop nga gis ni Macky Sall wax naa ko fii ne problème am mooy ñu ko wër entourage am ay journaliste rek la jël dajal leen te journaliste ñu ci bëri seen coow bëri na seen wax bëri na waaye xamuñu li xew de ñoom daal na seen poche 10 rek ndax lii kii wax di El Hadj Kassé ñu ni moom ci spécialiste communication le palais la bokkoon man jàpp naa ni y a un problème parce que moom du sax un spécialiste de la communication c'est un journaliste te ku jàng journaliste xam nga ne journaliste ak communication wuute nañ man journaliste lay def bokkut ak communication dara communication moo gën a metti fuuf problème bu mel ni bu Aliou Sall bi am nga ñëw Europe ñu jox la micro nga wax toj bu rëy boobu mu wax tey ca TFM ca TV5 ba mu jural ko tey jamono bi su ma jubal ñu ngi koy waaj a génne ci gouvernement wala ñu ngi koy waaj jox beneen poste nga xam ne kon y a un problème waaye nag war bettu ñun lii lañ mérité lii lañu am ndax ñu ñoo wootee deuxième mandat ñoo ko jox Macky kon ku ne na assumer responsabilité am réew nag comme ni ko yàlla waxee ci alxuraan rek du changer réew ma lu dul waa réew mi ñoom ci seen bopp jóguñu pour changer situation bi te jamono bi Sénégal yi changé wuñu dara ñi wër Macky yi duñu wax dëgg justice bi deful liggéeyam waa ji tëdd këram ba mu neex ko mu ñëw na dama démissionné te ba mu war a démissionné yàgg na bàyyi justice bi def liggéeyam defu ko kon ñun ci loolu lañ toll ba tey mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla en tant que journaliste en tant que sénégalais dafa metti trop tiit naa trop ci justice sénégalais
tiit naa trop justice Sénégal ni muy fonctionner ñàkk transparence bi coow li ak li nga xam dañ ko politiser justice bi ay procureur ñu ci bëri ci ñoom xam nañ bu baax ñun fañ far ñoom duñu wax dëgg mukk te dañuy gis dëgg waaye duñu ko wax mukk te journalistes yi nga xam ñoom ñooy xëy di wax dëgg ñu leen di bundu xataal di leen tooñ di leen sonal dëgg-dëgg fañ jëm nekk na foo xam ne fu lëndëm la te tiital na ma trop maa ngi leen sant leen gërëm bu baax leen jox dox daje feek jëme jamono incha allah di suivre affaire bu baax a baax lépp lu ñu am rek naa ñëw baaxee ak yéen ñu gën ci waxtaan bu baax jërë ngeen jëf